Sénégal mu fay leen fukk ak ñetti milliards yu toftal ñaari téeméeri millions ci suñu koppar te sàkkutam ci njiitu réew mi mu daal di nag respecté kàddu yi nga xam ne jëbaloon na ko ci daal di régler bile problème ba faw niki février 2019 ca Géejawaay ca campagne électorale ba ci lu jëm ci koppar yooyu nag ñoom grévistes yi ñi ngi xamle ni benn milliard beeg genn wàll 1350 agents wu SIAS ñoo ko moom ñaari milliards ak 700 millions ya 1777 agents yu ama Sénégal ñoo ko moom waaye itam juróom-ñeenti milliards yi nag 2250 agents yu SOTRA ñoo ko yelloo. xanaa ñu joyanti rek mel ni doonoo juum ci bi ñu koy xaatim ne liggéeykatu UCG yooyu dañoo ñëw kon fas yéene jàppale ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ay liggéeykatu ama Sénégal ak SIAS ak SOTRA ak Léopold mu mel ni njaw ma ngay desoo xam bin ci wàll wi ba léegi xiifal gi itam ci ay mag mi ngi wëy est-ce que jotul nag bu dee sax waxtaan ñu amal ko ngir ñu xool ana yan yoon nañu mën a jaar ngir trouver solution. ñii liggéey ba nga xam ne dem nañu retraite état bi bu leen amalee xaalis waaye na leen fay seen xaalis moo ci gën a yomb looloo ci gën a yomb d'autant plus que laajuñu ay 4 milliards ay 5 milliards mais dafa di wareef goo xam ne état bi daf ko amel ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu joxe nañu seen i àddina ci lépp ci liggéey gi ba nga xam ne ñëpp a nawloo nañ leen la ca des kaj mooy état bi na góorgóorlu même bu dee mënul joxe li nga xam moo di intégralité somme bu ñuy xaar na état bi jéem a def li nga xam ne ay moratoire c'est-à-dire que benn année par exemple ci 2 mois ou 3 mois 4 mois mu génnee 250 millions ba noonu ba dabe waaye nag li ngay gis ni dafa ñaaw que les gens yoo xam ne qui ont sacrifié leur vie pour que Dakar mën a set Sénégal mën a set tey jii nag nga xam ne mënatuñu ñu ngi ci retraite ñu am xaalis bañ leen amel waaye li ci gën a yomb rek mooy nga génnee ci sa gafa nga fayal ñooñu li nga xam ne mooy seen xaalis parce que day gën a encourager nit ñi sax ñuy gën a mën a liggéey parce que liggéey tamit day ànd ak encouragement mais malheureusement au Sénégal nag li soo demee ba xaaw a jël retraite c'est fini léegi retraite bi sax pour nga mun koo jot problème la dañ lay dawloo ba nga xam ne yow finalement doo xam foo féetee mais ne na état bi def effort génnee xaalis amel na leen xaalis na leen ko jox jàmm ne ñooy xiifal gi mi ngi wéy ba léegi Fatou Abdou ci ñoom mun ne ñu nekk ay mag déjà waaye gis nañu ne jàppalante bi ci seen biir nemmeeku nañu ko rawatina ci seen i mbokk UCG yi. waaw c'est tout à fait normal parce que nag solidarité dafa war am ci ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci liggéey yi nga xam ne tey ñoom UCG ñoom ñoo donn yooyu entreprise nga xam ne ci ay jamono ñu ne liquidé xam nga ñu ngi koy wax c'est-à-dire que dafa bëri ay promesses yoo xam ne taxoon na ñoom ñu am yaakaar malheureusement jusqu'à présent ils ne sont pas rentrés ci li nga xam ne mooy koppar gi nga xam ne moom la ñu leen ameloon tey ñu ngi doon wax 14 avril 2016 bi le président de la République conseil interministériel mu wax ne bépp entreprise boo xam ne liquidé nañu ko nañ fexe ba fay leen seen xaalis Boun Abdallah Dionne nekk fii élimaanu jëwriñ ñëw ñu wax ne fii ak ñetti fan képp koo xam ne amal nañu la bor ci SIAS amal Sénégal dinañu fexe ba fay la sa xaalis ñu ne déetawaay ñu dem en 2019 le président de la République Macky Sall à Guédiawaye muy def campagne électorale pour élection présidentielle mu taxaw dig leen na dina leen fay seen xaalis loolu digge yëpp ci kenn la jóge muy ki nga xam ne mooy njiitu réew mi moom miy joxe instruction donc ça veut dire que il est au courant de cette situation bi nga xam ne les travailleurs de Ama Sénégal les travailleurs de SIAS de SOTRAC ñoom ñëpp dund nañu ko ba tey ñu nekk ci grève de la faim boo xam ne maa ngi koy fàttali li keroog ne depuis 2009 ces travailleurs ñu ngi def ay grève de la faim à chaque fois nii la ñuy tëddee ci ay bassin ci ay matelas seeni mbokk ñëw ay nit ñëw di leen jàppale mais jamais ñu rentré ci li nga xamante ne mooy koppal goo xam ne nguuru Sénégal amee nañ la ko donc l'information le président de la République là na dimbali ngal la ñi nga xamante ne ñaanuñu wayaanuñu tàllaluñu seen loxo c'est-à-dire dañu liggéey à la sueur de leur front ñu jël entreprise yooyu liquider ko ne entreprise yooyu tëj nañu leen am ay soirée yoo xam ne amoon na ci koppar goo xam ne 13 milliards 200 millions francs CFA man ma gëm ne nguuru Sénégal ñàkkul li nga xamante ne mooy koppar googu pour mu fay leen il suffit tout simplement d'avoir la volonté politique de payer à ces pères de famille li nga xamante ne moom mooy seen koppar parce que ay njaboot lañu seen i famille daanaka tasaaroo na am na ci ñoo xam ne ca ñoom ne nga bar sàq ñi ci des nga la nañ leen jox seen i xaalis ñi nga xam ne ñoo faatu ñu fay ko seen njaboot parce que nag seen koppar la te ñoom ñoo ko moom ñu wax ci leneen Fatou Abdou Ndiaye ci bile audience publique bi conseil exécutif des transports urbain de Dakar daal di organiser di ab ndaje bu am solo ëmb acteur u secteur boobule jëm ci wàllu ko étude impact environnemental social ak projet restructuration globale bu réseau transport en commun Dakar jëm ci cadre BRT bi nga xam ne ñu ngi koy sumb ci Ndakaaru ko tund yu ko wër di ax porox ndol itam ci directeur bu CETUD ba mu daal di xam ne lu jëm ci wàllu parc automobile bi lu yàggul dara daan ko renouveler andi ci ay coppite ñu teewlu
lu ci Tidiane Diallo ci ay leeral. ngir defaraat réseau transport bi fii ci Ndakaaru waa conseil exécutif des transports urbains de Dakar CETUD amal nañu tey benn audience ak acteurs yi. am ay engagement Sénégal ci li nga xam ne mooy réduction impact changement climatique yi beneen bi ci des mooy dina am ay tali yu bees yu mu àndal tali yooyu di ngeen gis ne assainissement bi daf ci war loolu tam projet bi da koy ëmbaale ay éclairage comme ni nga xam ne BRT bi noonu lañ ko tëggee. ngir seetuwaat parc automobile bi directeur bu CETUD di si dalal xel yi. car rapide ak njaganjaay yi fi des ndax bëreetul lool 2500 lañ ko xayma woon ci 2005 état bi jël décision ne day monter li ñuy tuddee programme de renouvellement parc. première phase projet bi dañu koy amal ci atum 2022-2024 coût bi nag ñu ngi koy xayma ci 210 milliards de francs CFA. Tidiane Diallo jërëjëf chantier yooyu sax ñu daal di sumb ci Ndakaaru ak tund yu ko wër soxal bus rapide transit boppee ñu gën ko xam ci BRT askan woy yëngatu wala yeewoo ca fa nga xam ne ñoo di bërëb yi ñuy amele yooyu la chantier jàpp HLM Grand Yoff ak yeneen i gox jamono ji wax nañu ne sonn nañu lool ci yooyu la chantier ndax jàpp nañu ne mooy jeexitaluk li ñuy dund jamono ji ci ñetti fan yi nga xam ne taw na ko ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu andi ci ak joñ ci ndax sonn nañu lool ci yooyu la chantier Elage Diène xëy nanu seeti leen. bi ton sonn nañu ndox bi muy dugg ci kër yi gars yi yenn saa la ñuy nàcc yu bëri instant yi fii. nii la ñu koy dundee boobaak léegi taw bi tàmbali Bassirou Diop di commerçant yàgg lool ci bërëb bi. metti na mënuñoo dem mënuñoo ñëw mënuñoo jaay booy yi da ngay gis ko dox ba ci yàgg tab bi barki dem benn booy xoolal dañ ko fee lañ ko sippee ci ndox mi canal yi yaatu na waaye même gis nga dañ koo fat ndox mi du ci jaar gis nga suñ duus yi nii gisoo ni muy jaar nii xet gi di ñu bëgg a rek li metti na. tailleur bi ñu fekk ko ci atelier ci booru tali bi seenub lépp taxaw. mu tawee ba léegi amuñu jàmm dañ ko semaine mu ngi nii di ball mënul taxaw parce que fii mu ngi ballu duus du dem waaw te ñu ngi tam ñu mënatuñu liggéey mënatuñu gis client mu ñu gis dara tabaski ba léegi. Mariama dib élève école am tëj na waaye xelam dalul. dañ jàppale ñi indi lu ñuy defaral canal parce que ndox bi mu ngi yàqu moom parce que ñun si kër yi lañ si kër yi ndaw ñu dëkk si étage yi ñoo tane waaye ñu dëkk si kër yi ndaw yi moom loolu lii nii parce que ndox bi su duggee moom ci biir néeg bi lay dem. jafe-jafe askan wi di dund boobaak léegi liggéeyu BRT bi yokku ci waral askan wa dëkk ci HLM Grand Yoff seenu njàqare gën a yokku ci taw bi mën a indi ay gàllankoor yu bari. Léopold Tamba bu dul sax BRT bi yeneen chantier ci dëkk bi rawatina fii ci Ndakaaru gis nañu ne am nag jeexital gu bon ci askan wi rawatina askan wi nga xam te ni ndox mi da leen di sonal ak chantier yi. forcément dañuy wax BRT bi rek mais xam nga ni Grand Yoff boo fa demee da ngay xam ne ni qu'en période de pluie du chaque année lay ama te yàgg na man ba ma koy xam déjà ni que boobu fekk gone laa woon maa ngi primaire dëkk fii nga xam ne moo di gendarmerie front de terre bu taw musoon na am da ngay gis ne que xale yi sax rigol yi dañ daan léeg leen ndox bi da leen doon yóbbu léeg-léeg fu ñu leen di seetee fu ñu ndox bi di teeree foofu lañ doon dem ki c'est un problème boo xam ne bu yàgg BRT bi nag dafa ñëw yokk ci mais comme li ñuy wax très souvent sooy defar yi nga xam ne mooy infrastructure yu mag da ngay def l'étude d'impact boo xam ne ni ci jaww ji dinañ mën a xool yan conséquences moo ci mën a jur def nañ ko wala defuñu ko xam naa ne ouvrage bu mag bu état mës a entamé forcément dina am étude d'impact ndax léegi jël nañu loolu en considération ndax génnee nañ ci koppar gi ci war pour mun a amoindrir l'onde de choc ndax def nañ ko loolu tamit c'est une question boo xam ne qui demande une réponse mais ce qui est sûr mooy à chaque fois que saa yu ñuy def yenn ouvrage yoo xam ne de grande envergure dafay am chaque fois ay conséquences yu ciy jóge te la plupart askan bi moo ciy sonn. est-ce que su boobaa jarul Fatou Abdou chantier yi ñu di ko door sotte sore lool nawet gi wala sax def ko ci jamono yi nga xam te ni dañuy leer ne daañu yooyu la chantier te nawet bi du dikk keuse askan wi di dund jafe-jafe ak chantier. waaw dañuy wax ne balaa peut-être ñu doon def BRT bi il fallait prévenir certains aspects. je pense que ni ko Léopold waxee l'État est très informé et que ndax nag li nga xam ne mooy étude d'impact def na ko man ma am yaakaar ne peut-être def na ko dañu toll ci période boo xam ne tamit Mouhamed dañu nekk ci benn cycle électoral bu ñu ko dippee noonu cycle de vote. parce que dañu jóge ci élection locale dem ci élection législative war a jubal ci élection présidentielle et ñëpp xam nañ ne nguur bu tolloo foofu dafay bëgg day wane infrastructure yoo xam ne sénégalais yi dañ koy teg gët ngir bu ëllëgee mu mën a présenter aux sénégalais li nga xam ne mooy les réalisations yi nga xam ne le président de la république def na ko BRT bi nag conséquences yi mi ngi fii dañuy wax ne kenn mënut a teg def omelette te mënoo toj ay nen loolu également sénégalais yi mën nañu ko peut-être comprendre ci li nga xam ne moom